pour le moment yow li nga wax nekk na lu am solo balaata ñuy gën a mën a dugg ci biir analyse bi de manière très profonde il faut que ñu xool shootingu ñaari mbër yi. ñu waaw xool bu combat bu desee une semaine. bu ñu def seen waaw point de presse wala ñu def seen open de presse. non dañoo dese beneen signature ak promoteur bi. très dese bien dese ay shooting. dese ay shooting. waaw voilà waaw dese nañ signature dese nañ shooting. voilà moo tax nag actuellement Alaaji Fadam lu mu wax am na solo trop. actuellement waaw dañuy analyser rek juste parcours ñaari mbër yi. waaw non xam nga boo limee parcours ñaari mbëri Sa Thiès doo ko jox dara. d'accord. buñ jógee ci parcours ñaari mbëri Sa Thiès doo ko jox dara ndax benn. Modou Lo mooy le roi des arènes confirmé na ki roi des arènes daan na ci ñetti bëri yoo xam ne nii kenn ki ñaar ñëpp daan nañ Sa Thiès. def performance boo xam ne nii ci làmb mbër mosu ko def. dëgg la. kon ak lépp lu mën a am rek lu mën a am daal Modou Lo mooy le roi. dëgg la dëgg la mais ndax Sa Thiès dina dem liggéeyi lu mën a freiné waat Modou Lo. c'est ça la question. léegi nag loolu nag liñ ciy xaar rek. mooy combat la boo xam ne nii daal àdduna yëpp ñu ngi taxaw di ko xaar combat la boo xam ne nii daal. amateuru lamb yëpp ngi taxaw di ko xaar mais nag Sa Thiès bu bëggee daan Modou Lo moom. dina liggéey lu indi mën teg Modou Lo coono. dëgg la dëgg la. waaw Modou Lo moom ko tegul coono doo ko daan. dëgg la léegi nag question bu mu lay laaj Alaaji Fadam. damay faral di dégg waa axlu lamb wala les amateurs de lutte wala experts yi. lii moo fiite wu démb ci Sa Thiès oui. lii moo fiite démb xoolal lii rek xoolal ma forme bi macha allah xale baa ngi liggéey rek ku gis lii di nga xam ne am na dorsal yi biceps yi yëpp mi ngi liggéey waaw lii moom dinaa la si laaj nag ay question dinaa la si laaj. ci waaye man yow xanaa doo ko yeewu. yaa ngi door yow mais dafa am laaj bu mu la bëgg a laaj mooy maanaam damay faral di dégg ñu ne Modou Lo il faut nga ëpp ko doole pour mën ko daan ndax kàddu yooyu nu ngi koy déggal ou pas ndax dañ lay c'est un lutteur boo xam ne déjà il est technique voilà macha allah ku gis forme bi moo fuité si ñaar xadañ loo mu nekk ku gis lii di nga xam ne lépp le roi des arènes mi ngi liggéey waaw mu ngi si forme bu époustouflant. waaw léegi nag il faut ñu am seen yaramu neen nag. dëgg la looloo def. bu ñu amee seen yaramu neen nag dañ mën a wax mais l'essentiel daal léegi dinaa la jàppal jour boo xam ne ci semaine bii saa yoo paree nga invité ma Instagram ma dinaa ñëw carrément ñu toog ñu waxtaane ko. incha allah amul benn problème waaw loolu moom moo gën ko amul benn problème. waaw mais daal l'essentiel daal li ma leen wax te ngeen mën ko dégg daal. mooy ku nekk nag mën ngaa waxee fi nga far mën ngaa waxee ci nga bëgg mu daan. waaw effectivement. waaye analyse normale moom mënagul fee am ndax li problème mooy. shooting génnagul xoolaguñu yaram yi carrément xoolaguñu ko doole. nataguñu leen ci côté xam nga yaram mbër moom boo ko xoolee li ci bëri mën koo seede ci moom. dëgg la. waaw moo tax instant dama bëgg sa préféré rek ñu xaar tuuti. ba affaire yi gën a leer quoi. bu affaire yi gën a leer mais kàddu googu est-ce que na nga koy déggal ou pas dañ ne Modou Lo pour nga daan ko il faut nga ëpp ko doole. boo ko ëppul doole sax di nga am lu ko résister. d'accord. ndax Modou Lo premier 2 minutes bu dalee sa kaw. loolu muy indi sa kaw noonu boo amul doole dalay teg coono de. dalay teg coono dëgg la Alaaji Fadam dinañ si gën a waxtaanaan xam naa ne instant yi mënoo xuusagum mais bu desee rek ay 2 semaines yooyu fekk ñu gis shooting yi dinañ si gën a mën a xuus bu baax a baax waaw Alaaji Fadam gars yi ñoo koy woo noonu si suuf waaw Samb. waaw Samb noo gisee xew-xew bu mag bi sa combat royal tey ban analyse nga ñu siy defal parce que balaa ñuy ñëw sax si technique gu ñaari mbër yi gis nañ la forme des 2 lutteurs yoo xam ne dafa jot a fuité yu bëri ñu naan Modou Lo jëmm ji daa tuuti dafa war a yokk masse bi wala dafa war a yokk puissance ginnaaw loolu ban jàngat nga ñu mën a defal ci propos yi nga xam ne moom la nit ñi di wax actuellement. bon déjà maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax par rapport ak intervention yi fi jot a def yëpp. et juste pour rejoindre li nga xamante ne moom l'expert wax muy Fadam. ça peut se confirmer parce que tamit quoi qu'on puisse dire Modou Lo egsewul tey fi mu egsee nii si ay caaxaan bu fi yegsee rek c'est parce qu'il a eu à performer c'est parce qu'il a eu à avoir benn constance par rapport ak évolution am si lamb donc loolu moo ko waral que ne génération yi mu jot a bëri yëpp dañuy wax ne maa ngi dégg tout à l'heure tu parlais de Zarko jot na fi tër booy yu bëri maîtriser leen
Modou Lo aussi boo ko calqué foofu di nga ko mën a gis ne ay xale yi xamante ne ñu ngi fëgg ci cour des grands bi wala ñu ngi talonné un peu ay tànkam ñoom ñëpp daf leen tër te tër bi mu leen tër c'est parce que constance moo ko may c'est parce que liggéey moo ko may c'est parce que gëm ne roi nekkul koo xamante ne dafa war a dormir sur ses lauriers c'est-à-dire waroo jàpp ne nekk nga roi rek yaa ngi ci chaise bi toog liggéey waratoo ko farataal waratoo yokk doole waratoo yokk vivacité donc yooyu yëpp day renvoyer aujourd'hui ci li nga xamante ne moom la ñuy wax ne la forme physique du lutteur tey boo xoolee analyse bi nga xamante ne mën nañ ko def par rapport ak seen jëmm ci photo yi nga xamante ne tey jot na génne ça va facilement montrer que ne voilà lii kii kat mën nga ko xaar mu andi lii jour combat bi wala kii kat ci diggante bii nii war na ci liggéeyaat lii war na ci dolli lii pour mu mën ko permettre bu nekkee ci biir combat bi tey clé yi nga xamante ne moom la waree arriver à bout de son adversaire moom la war a jaaxalee adversaire am nan la ko war a mën a amee nan la mën a moomee yaramam nan la war a mën a moomee ay loxom ba tey bu jàkkaarloo moom bu dóoree dóoraat peut-être dina mën a am permettre buntu bu ko war a mën a may ndam donc aujourd'hui li ñu gis ci Sa Thiès nekk na peut-être benn forme macha allah liggéey Modou Lo tamit vivacité bi nga xamante ne am na ko ci digganteem ak Boy Niang am ko digganteem ak ki nga xamante ne mooy doomu Fallaye Balde bi Ama Balde c'était pas quelque chose boo xamante ne vraiment nekkoon na lu ko doon gàllankoor nekkoon na doole maîtriser ndax sa athlète tant que yaa ngi maîtriser sa yaram tant que yaa ngi maîtriser sa adversaire ça peut te permettre li nga bëgg a def nga def ko donc may rejoindre encore une fois et pour terminer lii Fadam wax mooy ci 2 premières minutes yi la Modou Lo di yegg yàlla xam na ne boo ko antanul coow dina la topp te coow loolu moom bu fa muy mujjee mooy say mbokk dinañ la yëkkati yóbbu. alors Samb damay faral ñuy dégg ñu naan. non xam nga sax li tax loolu sax mooy. mbër yi dañuy nax ñu bari quoi bokkuñu football bokkuñu ñeent dañuy nax ñu bari li ñuy naxee ñu bari mooy. dëgg amateuru làmb day gis benn photo mbër boo xam ne bi ko mbër defee ak photo bi ñu koy gis mën na 15 jours. ñoom dañuy commentaire ci photo bi def 15 jours di ko analyser làmb ji. dëgg la te 15 jours ci sportif mën na cee changer amaat ci beneen état de forme bu bokkut ak bi mu yoroon. d'accord. waaw léegi nag. waaw léegi nag ñoom lii problème moo tax man en général. damay bëgg chaque jour li ëpp li may wax ci làmb mooy day dugg ci semaine combat. d'accord. léegi semaine combat boobu ci la ñuy mën a am lépp luñ ciy mën a am mooy shooting yi Sa Thiès def na shooting am barki démb ci semaine bii Modou Lo mu ngi France di def shooting am bu ñaari shooting yi génnee ñu gis ñaari mbir yëpp daf yaramu neen dinañ mën a xam ñaar ñi kan moo ci gën a pare kan moo ci gën a sañaa kan moo ci gën a daj coono. dëgg la. waaye gën a pare xam nga tey jii athlète làmb dafa am ay secret yu ci nekk yoo xam ne nii danger li ci mbër mu nekk ak ñu bëri nag dañ koy xaw a réere mbir. dëgg la. làmb bu desee 15 jours. mbër mi njëkk a pare ci làmb ku ko gën a nekk ci danger. ku ko gën a nekk ci danger lu tax. waaw ñaari athlète bu ñu nekkee ci 15 ñaari athlète bu ñu kii ngi waaj a pare ak kii pare nag mu desee leen 1 mois. li ñuy gën a dem rek ki pare day gën a nekk ci coono. parce que dafay soxla coppite ci préparation. non dañ ne. waaw kooku comme man entraîné naa ba am doole ba am résistance cardio lépp normal. waaw. kii mu ngi waaj a am cardio mu ngi waaj a am résistance mu ngi waaj a am lépp normal. waaw léegi combat bi dese na 1 mois te la nga daan liggéey rek ngay liggéeyaat ki pare saa yu entraîné rek mu ngi teg ay musclam coono. d'accord. kooku day gaañ boppam. day gaañ boppam. léegi ki pare wutoon nag chaque jour li làmb di gën a dem moom mu ngi dugg nag ci phase finition am. d'accord. waaw loolay waral nga gis ñu ne ba ci làmb ñu ne kii ak amoon doole waaye bi ñu ci làmb ji amu fraîcheur yaramam joxewul doole joxewul loolooy waral moo tax teel a étudier làmb erreur la man je préfère waaw ma xool di jàng di xool di jàng man nag dama bëri ay version yu may communiquer man su may jaay làmb bokkut ak su may analyser làmb. d'accord comme période bi ma toll nii lu ma neex laay wax lu neex la ñuy wax. ñun nañu am waaw nañu jaay làmb ji na làmb ji nekk ci bopp sénégalais yi na am polémique na jaxasoo na ku nekk ne kii war na wax lii kii war na wax lii mais nag buñ duggee nag ci dernier angle yi bu desee 15 jours wala 10 jours nag. foofu nag moom borom xam-xam yooyu toog ñu waxtaan nag. dëgg la Alaaji Fadam man loolu ma jaaxal damay faral amateur de lutte yi comprendre ñu mbër bu am puissance ak mbër bu am masse dañuy jaawale masse ak puissance
parce que tey loolu mun naa la jox exemple si yenn mbër yu bëri kii nga xam ne mooy Pokola Balde guddul rëyul te adversaire am yëpp da leen di mettre en mal dañ ñëw combat am diggante ak Talfa bu ma seetaanoon Talfa moo ko ëpp ay laaf terewul Pokola Balde dafa nekk à l'aise si ñoo xam ne dañ ko ëpp maas. waaw mais xam nga ñuy jaawale. xoolal ku comme kaan bi rek kaan bi ñëpp yaakaaroon nañ ne suñu défense bi bu génnee Sénégal yàqu na. dëgg la waaw dëgg la changement Krépin Diatta bi. waaw ak non ak suñu défense bi ñu tudd keneen gi. Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly ñëpp yaakaaroon nañ ne bu génnee ci match bi rek bu footballu mooy Sénégal dee na. dee na loolu lañ foogoon. waaye lépp loo gis rek ci àdduna am na loo xam ne nii boo koy xaar rek fekk yàqu-yàqu amul dara du mën a feeñ. dëgg la wallaay dëgg la. waaw léegi nag Koulibaly bi mu blessé nag ci la xale yooyu dégg seen mën doogu feeñ. léegi nag il faut ñu xam ne làmb dafa génn ci niveau mbër jëm ci niveau sport. man nag côté sport laa gën a taxawee ci côté làmb côté mbër. d'accord. ndax man damay dem France su ma demee France ci club yu mag yi damay dem di xool